ci tukkee mooy taarix ndax xam nañ ne ginnaaw gi itam dañoo daal di yebal Jibril mu indi am xarfal moo xam ne nii moom la mujjee leewatal looloo waral itam ñuy dundal sunna soosu nga xam ne dafay màndargaal daanaka ak ngëm màndargaal itam ndigal loo xam ne nii dañu koy jëfee mu jógee ci suñu boroom jëm ci ab jaamam jëm ci ay jaamam noonu nga xam ne itam noonu lañ koy baaxoo di defee ci àdduna bépp nag noonu la ñu koy defee fii tey jii fii ci jumaayu Ndakaaru ji ak ci mbooleem itam réew mi ci barab yu bari te fasantikoo ay kilifa dinañu fi daje jumaa ji nag mbooloo mi tàmbali naa ñëw ngir itam joxe teewe julli gi nga xam ne nii dina am ci itam kilifteefu imam ratib bu Ndakaaru El Hadji Alioune Moussa Samb waaye itam dina am ci teewaayu njiiti réew mi itam di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñuy fàttali ne incha allah itam fii ci jumaa ji nes tuuti grand serigne dina ñëw ndax moom 8h40 la xam ne nii ci la programme la wax ne war na fay yegg si gannaaw grand serigne itam moom njiiti réew mi di président de la république président Bassirou Diomaye Diakhar Faye itam dina fi ñëw 8h50 buñ ci tegee lay juróomi minute di 8h55 imam ratib dina ñëw imam ratib nag bu ñëwee 8h55 daanaka 5 minutes lañ ciy teg ndax bu ñëwee rek dañuy daal di tàmbali li nga xam ne nii moo doon jullik ñaari rakka yi bu ko defee buñ jullee ba sëlmal nag dinañ teewlu xutba imam bu imam xutba ba noppi itam ba li nga xam ne nii moom moo doon itam ci itte ji njiiti réew mi dina yee baaxoo di yëkkati kàddu yoo xam ne itam kàddu yu ndokkeel la kàddu yi siyaar kàddu yu balante ak kàddu yi saafoonde ak aw askanam ak li nga xam itam moo doon réew mi ak ñi nga xam itam ñoom la ñu ko bokkal xam nañ nag jumaa ji niñ ko gisee nii mbooloo mi tàmbali naa ñëw ndax kat dañuy wax mise en place bi maanaa teel a ñëw loolu mi ngi tàmbali 7h30 gis nañ sànq ci image yi ki nga xam ne nii moom moo doon professeur Mary Teuw Niane moom mi nga xam ne itam kenn la ci kilifa yi nga xam ne nii kilifa réew mi da leen a wóolu dénk woon ndomba tànk mu nekk directeur de cabinet njiitu réew mi noonu itam dañu koy gise ci yeneen kilifa ak mboolem jullit yi nga xam ne nii xam nañu lan moo nekk ci yoolu ñëw teewe li nga xam ne nii moom moo doon julli gi noonu itam la ko ñeneen ñuy jóge ci bitim réew itam ñoo xam ne nii dañoo nekk ci ambassade yi ñu leen di wax corps diplomatique di ñëw di baaxoo di jullee fii nga xam ne nii moom moo doon julli kër gi gis nañ ko nag ni nga xam ne noonu lañ ko organiser ci rang bi ñëpp itam topp rang bi xool itam fa ñu war a teg seen tànk fa ñu war a jaar fa ñu wala ñu war a itam fekkal place ngir ñu mën a toog foofee ba li nga xam ne moo doon jullik tabaski gi ñu joxe ko noonu kon looloo waral itam RTS nañu koy baaxoo di def itam di yebal ay ndawam ñiy teew fii ngir lépp loo xam ne dafay tukkee ci wàllu xabaar ñu mën koo joxe donc mesdames messieurs nous sommes donc aujourd'hui ce lundi qui est un jour de fête, le jour de la Tabaski qui marque et qui célèbre l'acte de dévotion et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, cet acte donc d'Ibrahim qui avait reçu alors du Tout-Puissant le ndigal ou donc la directive ou l'instruction de tuer son fils Ismaïl, mais subrepticement in extremis un mouton a été amené par ange Gabriel donc qui a amené le mouton, ce mouton qui a eu à remplacer alors Ismaïl et ce mouton-là qui a été immolé par le prophète Ibrahim. C'est cette tradition qu'on est en train de perpétuer ici au Sénégal, donc que partout dans le monde musulman, ce jour de fête, on immole le mouton pour perpétuer cet acte de dévotion, cet acte également de sublimation de Dieu, cet acte que nous a légué le prophète Ibrahim. Et c'est aujourd'hui, ce jour de fête, ce jour alors de sacrifice du mouton que nous allons célébrer ici à Dakar et un peu partout dans le pays au niveau des foyers religieux parce que nous le savons, nous l'avons vu alors depuis une dizaine de jours ou bien avant même c'était l'effervescence autour alors des Darel au Forail donc lié où l'on a l'habitude d'acheter ou de vendre ce mouton-là qui est sacrifié aujourd'hui. Mais c'est l'occasion pour nous donc de transmettre toutes nos félicitations à toute la Oumma islamique et c'est l'occasion également de demander pardon et d'implorer la miséricorde du Tout-Puissant qui nous a gratifié de ce jour de fête et qui nous a permis aujourd'hui
de célébrer alors cet acte-là, plein de symboles, plein de sens et plein également de signification. Mais sans plus tarder, certainement, les délégations vont venir comme l'ont déjà fait alors ces pèlerins, ces musulmans qui sont venus pour célébrer ici la prière de ces deux rakas-là. C'est l'occasion également pour nous alors de faire un clin d'œil aux pèlerins du Sénégal qui sont au lieu saint de l'islam et qui sont en train également alors d'accomplir cet acte de dévotion qui fait partie des piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, et en compagnie j'ai ici en présence de moi à mes côtés mon jeune frère et collègue Ibrahim Ndong, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'être ici présent pour vous faire vivre en direct et en intégralité cette prière de Tabaski comme nous l'avons fait il y a quelques mois avec la prière de Korité. Dieu nous a, par sa miséricorde, par sa grâce, nous a permis également de nous retrouver ici. C'est l'occasion également de l'en remercier infiniment. Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziar di la balu àq di nuyu itam di ndokkeel askan wi yëpp ci turu RTS ci turu kilifa RTS ci turu njabootu RTS ci turu mbooleem itam ñi ñuy bokkal liggéey bi di ñu taxawoo di la ndokkeel bu baax ci bés bi Ibrahima. jërëjëf sëñ Xaali ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel umal islam leen wax déwénati baal nañ ñu àq baal nañ leen di ñaan yàlla rek comme ni nga ko waxee jamono boo xamante télévision bi diglee mu nekk jamono joo xamante ne tamit suñu télévision nationale sur l'ensemble du territoire di leen dëgmal lépp loo xamante ne dafa jëm ci xew-xew bi le nekk jamono joo xamante ne ki nga xamante ne moo di l'imam dina profité ngir def xutba ci wàllu actualité. waaw di wax xutba ci wàllu actualité yaa wax léegi wàllu dimbalante ak wàllu solidarité. ndax bërki démb ak démb dafa am un fait assez intéressant et assez important pour être souligné. mooy décision bi nga xam ne nii ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi mu xamee ne ñenn nit ñoo xam ne itam jël nañu seeni bagage itam ngir war a dem julli ji. ñu am ay jafe-jafe ci dem bi ak dikk bi ndax léegi-léegi itam am ñoo xam ne dañuy jëfin woo xam ne lu jëfewut la. ndax jël paas yokk ko benn nga ñaar ci ko yemuñ ci nga ñetti ci ko te ci nga def ko ci ay mboolem ñoo xam ne itam daanaka léeg-léeg seen loxo jul seen ginnaaw te ko sañoon tam da ngay taal sa oto dem climatisé ko mu sedd nga dem julli ñëwaat sëlmal. tey nag suñ borom def li mu def nga xam ne ñëpp jotewuñ ci loolu buñ demee ci gare routière ñu yow yokk paas yi ba ñu demee waaye nag jaaraama macha allah nguur gi ñu am itam mat goo xam ne nii jël nañu oto yi Dakar dem dikk lu toll téeméer ba téeméer ak juróom benn fukk démb bi ñuy dajee ak yi nga xam ne ni moo doon directeur général Dakar dem dikk moo nekkoon invité du journal loolu dafa doon loo xam ne nii kuy wax mbiru dimbalante kuy wax mbiru jàppalante nguy wax itam mbiru balonte ak itam jaamu yàlla ci li nga xam ne nii moo doon jaamam ñi loolu da nga koy rafetlu da nga koy sant te itam xam na di loo xel ñi nga xam ne ñoo def lu def wut loolu nga xam ne ni moo waral yokk paas yi te loolu day doonul loo xam ne lu gën la ndax jàppalante ak dimbalante. Effectivement sëñ Xaali ni nga ko waxee dama koy dëggal. Nous avons sur ces images le grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, nous l'annoncions tout à l'heure. Certainement il est venu à 8h40 parce que c'est l'heure à laquelle alors il devait être là et que nous le saluons et nous le félicitons également à l'occasion de ce jour de fête. waaw sëñ Xaali ni nga ko waxee noonu la parce que man mi doxantoo naa ba fi nga xamante ni moo di Bon Maraîcher mais en fait da ngay gis ne am na ñoo xamante ne que ça soit minicar yi wala les bus là dañoo doubler à la limite tripler seen passe bi ma laajee ñi nga xamante ne ñoo yor Bon Maraîcher dañoo ne ñoom rafetlu wuñ ko mais ñu ngi leen di comprendre ci benn anam mooy bu ñu demee bu ñuy dellu si dañuy rouler à vite mais loolu du en fait du solution parce que ñoom ils ont opté pour ce travail léegi donc tey bu fekkee ne le Dakar Dem Dikk dafa jël motuwaay yooyu dañ koy rafetlu parce que boo xoolee liberté terminus liberté 5 depuis ci fajar 6 heures du matin la ñuy organiser toutes les régions yi nga xamante ne dañoo war a dem ay Dakar Kolda Touba Kaolack fépp foo xamante ne rek askan yi war nañ fa dem Dakar Dem Dikk teg fa dispositif bu rafet donc tey ñu jël déployer moyens yooyu au niveau de la gare des Beaux Maraîchers kon je pense que loolu c'est à réitérer.
c'est à réitérer et c'est à subjuguer, c'est à saluer. Vraiment, c'est à sublimer parce que c'est un acte alors qui a immensément soulagé les populations qui étaient dans les gares routières et qui étaient dans le désarroi total et qui étaient vraiment en situation d'inquiétude. Maintenant, si le gouvernement a pris ses responsabilités par le truchement du ministère des Transports pour venir en aide à ces populations qui se trouvent être des administrés, il est clair que ce gouvernement-là et ce gouvernement-là qui a pris ces décisions-là mérite des félicitations et des encouragements. Je crois que c'est des actes à perpétuer parce qu'également, il y a des mesures qui sont quasiment cyniques et iniques qu'il ne faut pas prendre. Et malheureusement, certains des transporteurs ont pris la responsabilité de prendre ces mesures. Et il est clair que, oui, le gouvernement qui prend cette décision en réplique à cet acte qu'il ne fallait pas poser, alors le gouvernement-là a fait le bon choix et pris une importante décision. Et que hier, comme je le disais sur notre plateau, on a reçu le directeur général de Dakar Dem Dikk qui nous a dit qu'à l'heure du journal d'hier à 20h, il y avait quelques 150 bus de Dakar Dem Dikk qui ont été mobilisés pour venir en aide à ces populations-là. Il y avait également le concours de l'armée, de la gendarmerie et de la police, alors qui ont réquisitionné leurs conducteurs, ces conducteurs-là qui ont été mis à la disposition de la direction de Dakar Dem Dikk pour convoyer ces populations-là. Donc loolu Ibrahima dafa doon loo xam ne nii lu rafet la ndax suñu tollee ci bisu feet bisu jàppalante bisu dimbalante loolu lañ wax waaye waxuñu bisu kuy profité di indil nit fitna ndax ñëpp doole yemul te ku sañoon ni ma ko waxee rek da ngay daal sa oto laal neemaan bi daal di ko mu daal di dem nga seral ko ba mu sedd guy nga daal di teg ci autoroute bi dem dikk ak jàmm loolu nag ku ko mënul kon tey ji ñu ngi gis ne délégation yi ñu ngi ñëw ça c'est l'arrivée du président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous reconnaissons la limousine présidentielle qui est en train alors de s'immobiliser ici au niveau de la grande mosquée de Dakar et qui sera certainement accueillie par les autorités. Donc Ibrahima ni ñu ko gisee nii nes tuuti nag moom bu ñëwee rek grand imam bi moom mooy ñëw waaye kon ñu teewlu yegsi gi nga xam ne moom la njiiti réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye egsi fii nga xam ne nii moo doon jumaa ju mag ji Ibrahima. Effectivement, donc à l'image l'arrivée du cortège présidentiel Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui d'un moment à l'autre sera dans l'enceinte de cette grande mosquée pour pouvoir sacrifier à la tradition. Comme vous le savez, c'est un moment de solidarité. Et nous avons reconnu sur ces images le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui est donc l'hôte de ces hôtes. C'est parce que c'est comme qu'il reçoit ses hôtes, mais ceux qui viennent également, alors c'est leur hôte. Nous avons donc eu l'honneur de recevoir ici cette délégation de la délégation présidentielle conduite par le chef de l'État, lui, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme il l'a fait à la prière de l'Aïd el-Fitr, Korité. Il est revenu ici pour la prière de la Tabaski et accueilli par les autorités et ses collaborateurs. Effectivement, Seigne Hali, et là, vous avez par devers vous cette note venue de la direction de Dakar Dem Dikk qui précise que 9000 personnes ont été finalement transportées vers l'intérieur du pays. Vraiment, c'est quelque chose à saluer et vous l'avez dit. Et c'est toutes les 14 régions du Sénégal qui ont été desservies. Justement. Aucune région n'a été mise à côté. Effectivement, toutes les 14 régions ont été desservies et les bus Dakar Dem Dikk étaient positionnés dès les premières lueurs de l'aube au niveau du terminus Liberté 5 pour permettre à ceux qui veulent voyager très tôt de le faire. C'est le président de la République donc moom la ñu gis ni Ibrahima mi ngi yegsi tout de blanc vêtu ngir teewee li nga xam ne nii moom moo doon jullik tabaski gi ñu ko ci ndokkeel di ci ndokkeel itam réew mi di ci ndokkeel itam kilifa diine yëpp di ci ndokkeel itam mbokk jullit yëpp ak mbokk ñi bokkal réew mi yëpp ndax mel na ni julli gi nag ñëpp a ko bokk feet gi ñëpp a ko bokk kon ñi ciy ndokkeel ñëpp di teewlu rek egsi gi nga xam ne nii moom la jiite réew mi de président Bassirou Diomaye Diakhar Faye egsi fii nga xam ne nii moom moo doon jumaa ji ñu koy dalal nag mi ngi noonu itam di julli gi nga xam ne moo doon julli nuyoo jàkka ji ñu gis ne ci peggam itam ñu ngi ci gis le maire l'ancien ministre Alioune Ndoye qui est maire de Dakar Plateau, qui est donc l'hôte de tous ces pèlerins qui sont venus pour effectuer cette prière. Nous avons vu qu'à côté du chef de l'État, il y a son directeur de cabinet,
À sa gauche également, nous avons le grand Serigne de Dakar, que nous avons également d'autres autorités de la République, d'autres autorités religieuses, d'autres autorités coutumières qui viennent, comme à leur habitude, effectuer cette prière ici. Sans oublier le corps diplomatique accrédité à Dakar, qui chaque année également nous fait l'honneur de venir prier ici. Effectivement, Seigne Khali, si vous le permettez, nous allons saisir cette tribune pour nous incliner devant la mémoire de certains juristes disparus. Et moi, je pense vraiment à Ahmed Bachir Kounta, vraiment Ahmed Bachir. yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana ñu doon partagé fii ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fi woon daaw ñaan yàlla atte leen ci yërmandeem bu ko defee ñaanal ñëpp rek umma bi comme ni nga ko waxee képp koo xamante ne teew nga fekk soxla rek yàlla na ko yàlla saafaral ñaan jàmm ci biir Sénégal ak meññeef yi nga xamante ne feeñ fi yàlla na ko ñëpp jëriñoo amiin Ibrahima yàlla na ko ñëpp jëriñoo ñuy bàyyi xel itam ne ku tudd tabaski itam tudd gàtt yi ñuy lewetal xar yi tudd itam la nga xam ne ni itam moom la ci ànd ak moom léeg-léeg te ñu koy faral di koy jël di ko dugal fi ñu ko war a dugal mu doon ci wuyoo yi nga xam ne nii tuyau ONAS la te itam ndox ma war faa jaar yooyu itam boo xam ne buñ ko dugalee mbalit soññee nañ ci yeete nañ ci baamtu nañ ko baamtuwaat nañ ko kon nag xanaa rek ñu jàppale ci suñ bopp jàppale ci ñëpp rek fàttali na waaye bu ñu demee nag ba lewetal gàtt yi ba noppi ba fees leen ba noppi loolu nga xam ne moo doon der yi ak leneen yi nga xam ne itam waruñoo dugg itam foo xam ne nii day indi mbalit loolu rek ci benn fan ci weeru juin wii rek mu xam ne journée bi nga xam ne nii moom njiitu réew mi da ko jëloon ngir ñu ci dékkal itam di ci fàttali cet gi ak soññi ci li nga xam ne nii moo doon tonni mbalit mi wax nañ loolu baamtu nañ ci loolu kon loolu ñu gën cee gën a bàyyi xel njiitu réew mi ngi nuyonte noonu ak ki nga xam ne moo doon grand Serigne ak yeneen kilifa yi nga xam ne itam ñoom ñoo ŋànk néegu yàlla bi ak feggoo itam ak professeur Mary Teuw Niane noonu incha allah nes tuuti Ibrahima xam naa ne imam ratib dina ñëw moom bu ñëwee itam ñu takbiir itam rek daal di jublu ci li nga xam ne nii moo doon sunna si Ibrahima effectivement sëñ Khali da nga laal point bu am solo muy acte de citoyenneté bi nga xamante ne tey bu ñu naan nit la jikko parce que ki nga xamante ne moo di suñu référence Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg ci waaraatekat yëpp kilifa diine yëpp ñu ne yàlla taggu ko ci lenn dul jikko kon jikko jooju ngay wax noonu dafa am solo ci jamono joo xamante ne dëgmal nañ nawet yow nga rend sa gàtt jël loolu yëpp au lieu que nga teg ko fi nga xamante ne fa la war a nekk unité waa UCG ñu ngi fi war a ñëw ramasser loolee lépp yow nga jël ko dem teg ko si égout boo xamante ne ndox bi bu ñëwee fa la war a jaar donc loolu il est important à chaque fois ñuy soññ nit yooyee di leen di fàttali ne lii ngeen di def seen bopp ngeen koy def parce que bu fàttee ndox bi bu refulee sa kër la jëm donc loolee nag je pense ne que l'islam danaan nañ fàttali ko doon fàttali dina jëriñ mais aussi moi je pense ne que am na loo xamante ne bu ñu demee di fàttali di sensibiliser ba ñu tëg moi je pense qu'il faut sanctionner aussi parce que loolu tamit dafa bokk ci luy jubal société. waaw te itam xam nga day jubal société te dafa am benn triptyque boo xam ne nii fi mu nekk nii miin nañ ko mooy jubal ak jubanti kon nag bu ñu nekkee ci loolu tombeeg jamono jooju mu nekk lu ñuy dundal te itam l'islam itam santaane ak cet te itam l'islam tere kuy lor mbokk jullitam mbaa mbokk doomu aadamam suñu réew itam di tere loolu kon ñuy baamtu loolu di ko fàttali ne loolu dafa doon loo xam ne ni gënul comme nous l'avons donc dit nous sommes à quelques jours de l'hivernage, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et nous célébrons aujourd'hui l'Aïd el-Fitr avec les moutons qui seront immolés. Il est absolument à éviter de mettre certaines parties qui vont obstruer des canaux d'évacuation parce que ça va créer des problèmes au service de l'assainissement. L'ONAS a sensibiliser les structures également qui s'occupent du nettoiement ont sensibilisé le chef de l'État également a présidé le 1er juin dernier cette journée de nettoiement pour que tout un chacun fasse preuve de patriotisme et que également que tout un chacun sache qu'il est absolument à éviter ces débris qu'on va mettre là et ces détritus qu'on met quelque part et qui vont boucher certains canaux d'évacuation et qui vont entraîner des problèmes d'inondation, Ibrahim. Effectivement, Khali, moi je pense que la sensibilisation elle est très importante. Et je vois que les autorités ne cessent de le faire. Le regard dans le rétroviseur nous permet de comprendre que 700 milliards ont été investis dans le cadre de la lutte contre les inondations. L'État étant une continuité, on voit aujourd'hui que le nouveau régime est dans cette dynamique de pouvoir soulager les populations, surtout celles de la banlieue, mais aussi sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on sait
on a vu depuis des années les conséquences qui découlent des inondations. Donc si aujourd'hui certaines populations font des actes qui laissent à désirer, certes, il est bon de sensibiliser, mais il viendra au moment où il faut sanctionner. Tu as parlé également tout à l'heure de soulagement des populations. Et c'est dans ce cadre-là, certainement, qu'il faut comprendre cette mesure importante prise par l'État du Sénégal qui vise à baisser le coût de la vie. Alors, avec 53 milliards de francs CFA, alors qui ont été dépensés pour amoindrir le coût de la vie avec la baisse qu'on a observée sur le prix du pain, sur le prix du riz, également sur le prix du sucre. Donc c'est du ciment. Et donc c'est des mesures extrêmement importantes. C'était un engagement pris par le gouvernement. C'est un engagement qui est aujourd'hui respecté par le gouvernement et que, naturellement, tout citoyen devrait également saluer cette décision-là importante du gouvernement qui vise à soulager et à donner un coup de pouce aux foyers et à donner également de l'importance à cette vision du gouvernement, cette vision du chef de l'État et cette politique du chef de l'État qui est mise en œuvre par le Premier ministre avec l'ensemble de son gouvernement. Alors nous souhaitons que cela également se poursuive et que d'autres secteurs soient touchés. Là, c'est l'arrivée du grand imam qui est l'autorité qui va diriger cette prière. C'est lui qui officie à cette prière. Donc, l'imam Alioune Moussa Samba, que nous saluons et que dès son arrivée, on va démarrer cette prière de l'Aïd el-Kébir. Ibrahima, kon imam bi moom mooy yegsi ne. waaw imam bi yegsi na mooy kilifa jumaa ji. moom bu yegsee rek daanaka day ñëw rek ñu gunge ko dalal ko mu daal di door li nga xamante ne moo di julli ji ak askan wi nga xamante ne ñoo fi teew yëpp fas yéene nag joxe ñaari raaka yi waaye nag sëñ xaari dañuy profité rek invité suñu cousin alpulaar ak joolaa yi wax leen ne bu ñu rendi seen gàtt tant que imam rendiwul. waaw ndax moom ëpp naa loolu moom ëpp naa def moom ndax ku ko rendi te imam rendiwul moom. mel na ni leneen ngay am dégg naa waaye doo amam tabaski. waaw kon nag imam xam naa ne incha allah moom mooy nga xam ne nii moo war a jiite julli gi nga xam ne nii moo doon jullik tabaski gi. mbooloo mi itam ni ñu koy baax du fait son staff est là pour l'accueillir et le protocole est tout à fait bien organisé également pour l'imam. Machallah. Effectivement, tout un dispositif, comme ils ont l'habitude à le faire depuis des années. C'est tout un dispositif qui est là pour accueillir et les notables, mais aussi l'imam de la grande mosquée qui vont l'accompagner jusqu'à l'intérieur pour pouvoir commencer cette prière comme le veut la tradition. Et ça sera un moment très important de faire des rappels, de faire un sermon qui s'articulera autour de ce qui fait l'actualité, parce que c'est en réalité ce que l'imam a l'habitude de faire, et c'est ce que les populations attendent de des imams, des sermons qui vont essayer en tout cas de rappeler aux populations, à la Oumma et à toute la Oumma musulmane que voilà les préceptes de l'islam qu'il faut rappeler à chaque fois, voilà ce qu'il faut les interdire, voilà ce qu'il faut respecter, mais aussi voilà surtout la solidarité qui est l'un des principes qui gouverne cette journée et qu'il va falloir vraiment consolider pour accompagner certaines personnes démunies. Voilà, imam Alioune Moussa Samba ñu koy ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal itam mbooloo mi yëpp mu nga xam ne nii moom lu suñu borom teg ci bopp jumaay ju mag ji fii ci Ndakaaru mu wuutu fi itam ay kilifa ndax am na ñoo xam ne ku leen tudd kilifteef yi kon nag tey jii moom lu suñu borom jox cër bi mu war koo joxe te itam jiite diis itam ndax ab cër la imaam itam di cëru suñu borom kon loolu ñi ngi ko ci ndokkeel bu baax di ci ndokkeel itam mboolem imaam yi nekk ci umma bi yëpp rawatina ñi nekk ci Sénégal yëpp ndokkeel itam mboolem julli jëm mboolem kilifa yi loolu daal xam naa ne nag moom bu yegsee rek dinañu taxawal julli gi nag am na lu imaam règle de sonorisation yoo xam naa mooy xaw a taggatémbe tuuti imaam
incha allah nes tuuti rek ñi nga xam ni moom moo doon julli gi ñuy fa tax a teew dinañ ko joxe ñu ciy ndokkeel ñëpp ci ndokkeel réew mi ñu ngi noonu di takbiir ni ñu koy baaxoo di defee buy ñëw itam ñuy sàbbal suñu borom ndax bis bi lépp dellu ci suñu borom la bàyyi xel ndigalam li bàyyi xel sañ-sañam bi mu joxe te ñu koy joxe kon nag ndokk bañ ko nangoo ñu teewlu teewlu الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا julli gi ñaari rakka la rakka bu jëkk bi juróom ñaari kabbar la rakku ñaareel bi juróomi kabbar la kabbaru jóg bi bokku ci الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله كفا نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله
لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاصعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يسر ولا تعسر يسر يسر ما شاء الله
لا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voilà, donc, nous venons d'effectuer cette prière de deux rakas, prière dirigée par l'imam Ratib Aline Moussa Samb, prière donc à laquelle on prépare diverses autorités de la République. À la tête de ces autorités-là, le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais aussi des fidèles venus de partout pour partager ces moments de dévotion, ces moments également de grâce Ibrahima. Et sous peu, l'imam va faire son sermon, prononcer son sermon qui va faire le tour certainement de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Inch'Allah sëñ Xaalid ni ko waxee noonu la. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي مد لنا مواعيد إحسانه وإنعامه وعاد علينا في هذه الأيام مواعيد بره وإكرامه وخصنا بضيافة عيد السرور على تعاقب أيامه وجعلنا من أمة سيد المرسلين المشفع يوم المحشر. أحمده وأشكره ألا ما أولى من جزيل النعم وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الإفضال والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما هلل مهلل وكبر مكبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ولأضحي أيها الإخوة سنة مؤكدة من سنن المرسلين فقد أوجبها بعض أئمة الإسلام على المسرين في كل عام في مثل هذه الأيام وذلك جبرا لخاطر الفقراء والمساكين وإحياء لذكرى التضحية على خالدة التي امتحن بها سيدنا إبراهيم على خليل حينما أمره الله في المنام أن يذبح ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وطله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الإسلام أوجب على المسلمين أن يكونوا دائما وأبدا أقوياء في إيمانهم أعزاء في ديارهم أمناء في أداء رسالة ربهم وألزمهم بالإخاء الصادق والتعاون الوثيق فيما بينهم وحذرهم من التباغض والتناحر والتنافس والتدابر فكونوا بأحكام دينكم متمسكين وبآيات ربكم متعظين وبسيرة نبيكم وأصلافكم متأسين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. bokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiqul ilahi bi barakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ni bésu tey bi bés la boo xam ne dafa am ku ci def njàmbaar gu réeréeré muy maam Ibrahim. lu tax mu def njàmbaar dem na ba xam kuy yàlla ci seetam ndax ba mu juddoo ay woy juróom ay jaamukatu xaram la ñu woon ñoo daan defar seeni yàlla samp ne mooy yàlla. bu nekk yaay defar sa yàlla samp si sa kër ne mooy sa yàlla te yaa ko defar. moom mu gis na loolu warul mën a nekk yàlla li nga defar ba pare samp ko ne mooy sa yàlla te soo waxee du wuyu loolu mu ne loolu mënul nekk. bi mu demee ba jëm mag yàlla génne biddéew mu gis biddéew bi rafet ci moom lool mu ne kuy daal xanaa moo war a doon yàlla. biddéew jékki-jékki suux weer feeñ gën a rëy biddéew mu ne kii de moo gën a rëy kon di kii moo war a doon yàlla. ñu jékki-jékki weer dem yoonam jant ñëw ak ku tàngaayam mu ne kon kee war a doon yàlla yaax tàngaayam mu réew wi de mu jékki-jékki suux ci biir géej gi mu ne ñii ñëpp kenn mënu cee nekk yàlla kon daal yàlla mooy ki nga xamee ne moo amal yii yëpp kii amal yii yëpp mooy yàlla. maam Ibrahim noonu la gëmee yàlla. yàlla jël ko def ko mu doon xarit nag dafa bari ay façon te wuute mais bii nga xamee ni moom la ñu tudd alxalil ñaari nit rek la ko yàlla defal ci àddina yépp. maam Adama jur ñëpp mais amu ko. maam Adama moo jur ñëpp mais doonul xalil. ñaar rek ñoo doon xalil ci àddina bi. kanax kan la maam Ibrahim ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar rek ñooy xalil. lu tax parce que ñoom ñaar ñooy ñaar ñi nga xamee ne ñoo fees dell seen xol dara newu ca lu dul yàlla kese. ku sa yàlla ku nekk koo xam ne sa xol yàlla kese moo ci nekk yaay mën a nekk xalil te ñoom ñaar rek la yàlla defal loolu. koo wax keneen ku dul ñoom rek ñaar yi nga am qualité ak défaut. kuy dox ci kaw suuf rek ci kaw suuf ñaar yooyu nga amee ñun ñi ñëpp moom lu ñu amee bu positif ak mu négatif. lu tax parce que dañu fi indi pour liggéey looñu te yàlla li mu bëgg mooy lu nit nekk lu mu mën a doon rek mu gis seen yàlla la. te nag loolu fekk amul ak njullit fi des na. te nag ay jullit yàlla li mu leen sant mooy ñu soppante bëggante wóolute jàppante ci seen diine di dimbalante di sagalante di suturaalante waaye ku tudde jullit warul am sañ-sañ di wax ci moroomu jullitam lu ñaaw. ku ko def rek war nañ la seet xam ne dese nga lu bare parce que li salaati maahiyatun as-salaatu tanha anil faxsaa'i wal munkar. lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi seen personnalité luy dindi seen dignité luy tax fu ngeen waxee ñu ne cam julli da koy tere. te gis nga képp kuy wooye boppam jullit
te lu ko neex def doonagul jullit parce que julli daf lay sang ba nga set wecc bu la sangee ba set da nga set wecc ngay am taqwallah ragal yàlla pour ragal yàlla jomb nit feex ragalul yàlla du jomb dara lu ko neex def moo tax gis ngeen réew mi ñu tudda Cap-Vert réew mu yéeme la parce que dafa am ñaar yoo xam ne moom la nit ñiy tiitaroo te moom moo ko yore bu njëkk bi mooy ban koo wax rek mu ne gor laa te gor kenn waru ko tiitaroo lu tax parce que gor gi defu ci dara ñaari gor a ko jur rek mu doon gor kon lan la defu ci dara li ñuy tiitaroo mooy gore gore ku ne yaa koy defal sa bopp yaay am loo bëgg yaay am looy bañ ci bëgg ak bañ ci la nit di demee ba gore moo tax ndakaaru gi boo ko xoolee am na ñaar boo bëggee dem Ngor te amuloo paas jëlal corniche boo jëlee corniche bi boot say loxo di nga yegg Ngor dox ba yegg Ngor mën na nekk mais kenn mënula dox dem gore wala déet gore kenn du dox dem fa da ngay mën a feey wala nga am gaal soo ko mën a dem gore te gore lañu soxla ci nit su nit goree rek jomb bu nit goree jomb maam Ibrahima nag yàlla da ko nattu di mu ko nattee mooy lan bi nga xamee ne bi guddeex bëccëg subax ngoon yàlla ñaan rek lay ñaan yàlla may ma doom yàlla may ma doom ju baax yàlla may ma doom ju baax dem ba am 96 ans man amuloo doom yàlla may ko doom ji dem ba am fukki at ak juróom benn ak juróom-ñaar commencé am njariñ ci way juróom way jur wi fonk ko lool bëgg ko lool yàlla seet ndax digganteem ak xaritam dafa yàqoom déet yàlla doon seet de maam Ibrahima dañ ko doon nattu liñ ko doon nattu mooy lan digganteem ak yàlla na mu meloon Ibrahima dugal nañ ko ci taal ay baayam ak yooyu ñoo ko doon lakk yàlla na safari yaa naari kuuni bardan wa salaaman yàlla wax loolu safara tàkk ba jeex fenti limul ci moom Ibrahima moomu nag moom la yàlla doon seet ndax digganteem ak moom dafa yàqu ndax seen doomam jéem déet Ibrahima tëdd yàlla na ko reyal ma sa doom ji mu ne lii daal defe naa gént la rek li gént kese la daal te daal géntaat ko yàlla na ko reyal ma sa doom ji muy ñaari yoon mu ne lii daal defe naa gént la rek bu ñetteel bi nag mu xam ne nag yonante du génte yàllaay wax ak moom mu wax ak doomam ne ko yàlla nee na naa la rey bu doon suñu jamono yi suñu doom yi ko si waxoon mu ne waaye paa bi kañ la dof suñu jamono yi ku ci waxoon lool sa doom mu ne paa bi kañ la paagal nee na yàlla nee na ma rek ana yàlla mi ko wax mu rey ma mu tëdd nelaw ba biiram fees rek mu yeewu rek naan ma yàlla nee na ma rey ko loolu la ñuy wax même kële Ismaïl ba ko papa ji waxee la mu ko wax la mu ko tonto mooy defal liñ la sante te nga fexe ba may rey yeew ma bu baax ba du ma mën a weexu te nga fexe ba say yére bañ a tax a deret boo demee tamit nga wax sama yaay mu muñ te xam ne li xew du moom du yow du man yàlla la moo ko santaane def nañ ko mu muñ te yàlla tax bi góor gi ren di jooy yu méttee métti day jooy ron nga ñuy sotteeku ci kaw xale bi muñ mais góor gi dawal paaka bi mënul dara yàlla xam ne nag la mu doon seet ci digganteem ak xaritam ba tey looloo nga fi lan la xaritoo ku dëggu koo xamee ne kii xolam yàlla kese moo ci nekk yàlla ne ko dama la doon nattu rek dama la doon nattoo gis naa ne yaa nga ca ba tey ndaa nga meloon ak man ba tey noonu nga mel ak man indil naa la xar rendi loolu mooy indi tabaski nii kon loolu li ñu ci woon toujours dañu bëgg suñuy doom yi xam ne seeni waajur dañ leen war a fonk doom dafa war a fonk waajur bu demee ba yor kër gi sax ndànk la war a wax ndànk la war a jëfe léppam ndànk la war a doon wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaha dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira loolu la yàlla sant doom ci waajuram
doo wax ci kaw ndànk ngay wax yaay joxe dund yaay def lépp mais amuloo droit wax ak sa papa di xuural baat di wax ak sa yaay di xuural baat ñeene lan lay war ñu ne la nga xamee ne noonu lañ la daan def ba nga nekkee ndaw doon liir feebar ñuy sonn ci yow ngay jàng lu ne ñu jënd ngir nga mën a def nangam loola la la yàlla wax ne foo boo demee ñoom ba màgget yow doom ñaan ma man yàlla ci sa wayjur bu góor ñaan ma man yàlla ci sa yaay wayjur bu jigéen moo tax man bu nit génnee àddina woo ma ne ma sama yaay ji dama bëgg nga julleel ma ko te mën a jullee sa yaay dama naan la jullee ko mu dem aljana ku mën a jullee sa wayjur wu dee soo koy jullee muy dem aljana te nag jot na ñu xam ne réew mi ñun ñii ñoo ko bokk ñoo ko moom te kenn mënu ko defar ñun ñii ñoo ko mun defar te kenn mënu koo defar te jubboowuñu pour ñu mën defar réew mi foog dañu war a jubboo te gis nga man mi bu yàlla defoon tey ma ne ñu def ma nekk ñu ne maay président réew mi comme ni El Hadji toog ni doone président kon xam nga li may jëkk a def mooy damay fexe ba région bu nekk buñ fay nommé gouverneur ba fa lay fekk baax man su ma yoroon réew mi région bu nekk gouverneur ba fa lay fekk baax moom mooy defar équipe bay yor dëkk ba état lan lay nekk superviseur ku ne mu jox la sa wàll di xool ndax ñu ngi liggéey wala déet réew mi bari na ay milliardaires yu fi nekk dëkkuñu Ndakaaru est-ce que defar nañu fa ñu dëkk te nag ñi am xaalis ñoo war a dem jox seeni mbokk xaalis ñu liggéey parce que fii luñ fi ji mu nangu tubaab yi ñoo ñu daan fonto dëkk bu nekk ñu naan la yéen lii ngeen war a bay yéen lii ngeen war a bay dem ci ñeeni leen yéen lii ngeen war a bay yéen lii ngeen leen war a bay suuf si suufu yàlla la yàlla moo ko moom te mooy taw te moo xam lan lay def ci suufam pour lii nit ñi ña fa nekk dund parce que yàlla du ñu tooñ benn yoon mooy wàcc taw lu ñu ji mu saxal ko te lu nekk mën na ñor ci réew mi parce que jaamukati yàlla rek ñoo fi nekk réew moo xam ne dañuy ñaaw yàlla lu ñu ñaan yàlla nangu kon képp koo xamee ni da nga fi nekk li la war mooy nga jox sa moroom mi nga xamee ne daf ne jullit la comme yow loxo ñu soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturalante am équipe bu solide pour mën a defar réew mi mais réew mi bu fekkee ne coow rek la ñuy def de du dem de te dinaay wax toujours ne leen xaalis du defar kenn xaalis alxaalisu baatu arab la alxaalis mooy lu sell ñu ne xaalis dafa sell du tricher fu mu dem ci ku mu nekk bu ñëwee ci yow la mu la fekkal rek la lay dolli xaalis ku mu ñëw ci yow la mu la fekkal la lay dolli su la fekkee nga gën fi mu yokk sa gën su la fekkee nga nay mu yokk sa nay kenn mësul gis sulaar buy maye xaalis day ñëw na ñëpp mandi leen ñëpp mandi mu fay mais du may kenn xaalis kon xaalis du soppi kenn li mu fekk ci nit ki rek la koy dolli kon li ñu war mooy ñu jéem a baax ba pare soo ko xam na la ñuy jariñoo loolu lu fi mën a nekk di alal suñu baaxulee jubboowuñu dafa ñu nekk ñu benn du ñu mën a dem fenn yàlla dafa wax ne taawanu alal birri wa taqwa ak taawun alal birri wa taqwa mooy tax ñu mën a yegg fi ñu jëm suñ ko defee yegg fi ñu jëm suñ ko deful du ñu dem fenn soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturalante nekk équipe benn loolu mooy li ñu xamee ne moo ñu mën a defal ñu am li ñu bëgg bu alal na gàññe te jubboo ñu du ñu amal benn njariñ kon nañu fexe ñu jubboo soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturalante xam ne ay jullit lañu te jullit li ko war mooy ku gise mu gise moroomu jullitam bëgg ko moo tax ñu indi jàkk yi bu àjjuma ñu ne tëj leen jàkk yi dem leen ci jumaa ji bu jumaa di ñuy dem ci jumaa ji jumaa ba màkk de jot ñu ne ñi am paasu màkk ñëpp dem leen màkk su ngeen demee chinois yak américain yak ñu nekk ngeen fay fekk yéen ak ñoom yéenay bokk lu ngeen wax yéenay bokk leen lu ngeen dañuy woddu ngeen woddu ngeen di labbayka ñuy labbayka ngeen di julli ñuy julli
kon ñu gis ne yàlla li mu soxla ci jullit solidarité ak sociale ñaar yi rek lañ ci soxlawuñ ci leneen te nag solidarité ak sociale pour mu mun a am foog nit ñi jubboo kon ñi nga xamee ne ñoom la yàlla dénk ñu yoral ñu yàlla defal leen tawfiq parce que bi élection ñëwagul nit ñi li ñuy ñaan dañ doon wax ne ñii gën ci dëkk bi yàlla jox leen ñu yoral ñu dëkk bi kon ñiñ ko jox ñooy ñi gën kon nag ñëpp nañ leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq te nag ñoom ñu fexe xam ne bennoo moo leen war ci seen biir pour ñu réeroo ci lenn waaw war ñu réeroo ci lenn suñu réeroo ci lenn rek musiba am yàlla defal leen tawfiq ba réeroo do am lu ñu bëgg ci ñoom yàlla defal ñu ko barkati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu def ñaan salaatul fatiha salaatul fatihi yaa ngi may jox kayit de waaw directeur de cabinet président de la République ñu ne ñu ñaanal ko directeur de cabinet ministre des forces armées ak ministre de l'économie waaw kooku de mot na ñaanal moo yor xaalis bi yëpp yal na yàlla jàppale ko gouverneur bu Dakar waaw kooku tey ku baax la maire Plateau waaw ñoom foofu mooy suñu quartier yal na yàlla jàppale suñu maire parce que mu ngi def lu baax a baax ca mairie ba waaye la muy def doyuñu dañu bëgg mu dolli parce que mairie ba ñoo ko moom ñun waa Plateau kon nag maire dollil te bu Tamxarit jotee yooyu ngay joxe ci penc yi na nga ko indi benn fii maire bu Tamxarit jotee li ngay joxe ci penc yi na nga indi benn fii ci yow la bokk dégg nga voilà xale yi wax naa loolu ambassadeurs yi bu Maroc ñii ay sénégalais lañu ñun bu ñu demee Maroc ay marocains lañ ñoom bu ñëwee fi ay sénégalais lañu yal na yàlla defal ñu tawfiq li ñu bëgg ci ñoom yàlla defal ñu ko yàlla mën na ko sañ na ko yàlla defal ñu ko barakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama xarit jërëjëf waaw kay Cheikh Tidiane Gadio kii moom yàlla moo ñu boole booba ay xale lañu ba léegi yal na yàlla yàggalal ñu ko maa ngi wax sa doom ji ne ko ne jàppaat sama taaw comme ni mu mel ci ni nga mel ci man mu mel ko moom noonu parce que loolu am solo la wax naa ko institut islamique ambassade du Palestine mu ngi fii yal na yàlla defal leen tawfiq ñoom tam collectivité lébu nag président seet siwu leen ba tey seeti nga ñëpp mais ñun collectivité lébu seet seeguloo ñu yaa ngi julli si nag suñu juma mais seet seeguloo ñu te nag war nga ñu seet si parce que ñun ñooy bunte bi waatul buyuuta min abwaabihaa kuy dugg ci kër da ngay jaari ca bunte ba ñun ñooy bunte bi sëriñ sëpp seeti nañ leen mais ñun kenn gisaguñu la te nag war nga ñu seet si ñun collectivité lébu parce que gouvernement la ñu yor boo xamee ne bi bañ koy am booba indépendance amul te France ñoo xool ba gis ne ñun gouvernement la ñu yor ñu tudd ñu république lébu te booba France amul république sëriñ Ndakaaru moo toog noonu si sa wet si sa loxo càmmañ dignitaires yëpp ñu ngi fii man mii ci dignitaires yi laa bokk maay imam maay xaadi te gouvernement bi juróom-ñaari nit lañu kon loolu na ngeen ci bàyyi xel ñi nekk ci jàkk ji ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant yàlla defal ñu tawfiqul ilah institut islamique ñooñu ñun ñooy seeni kilifa ñoo leen dénk li ñu yor institut bi état moomu ko ñun ñoo ko moom ñun collectivité lébu ku fay nekk ñoo la fay teg kon ñu ñaan ñu rendi ji xar mi président wax li muy wax ñu rendi ji suñuy xar yal na yàlla may ñu yàgg fekk yàgg tal yal na yàlla may ñu yàgg fekk yàgg tal yàlla defal ñu tawfiqul ilahi lu ñu bëgg rek yàlla mënal ñu ko président loo bëgg rek yàlla jàppal leen si nga mën ko yàgg sa équipe bi nga àndal yàlla mën na loolu sañ na ko yal na yàlla defal la ko bi barakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
kon fatiha salatul fatihi kursi qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas salatul fatihi bismillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وجهت وجهي إليكم منتهى من تغفر لنا معته من زلل يا رب حاد فلا أخفى عليك علي لم تخف فيك قلوب صاحب الأزل ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك فإن لم يدخل اليمل توصلي ربنا مولاي صل على خير البراء من التفسير والجمل سيدنا أحمد المحمود سافئنا حاوي الفضائل أمس وأمثل الناصر الحق بالحق المؤيد بنصر قوي بدين نفاق بالملل وأنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم وبين الخلل ثم على آله يا ربنا حق قدره المقدار العظيم بحق ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بالله وهم قانتون أولئك على هدى من ربهم أولئك المفلحون جعلنا الله من المفلحين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا ما سوى وسع السماوات والأرض ولا يعود حفظهما حفظنا الله حفظنا الله حفظنا الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهرك ورفعناكم مكانا عليا 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 قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق نفحت قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الناس في الدنيا من هب لنا الشفاء من جمله الامراض الظاهره والباطنه واسق لنا سقيا فلا يكون بعدنا الضوء يا معين انت الموافي للورى والصافي غيرك لا يشفي ولا يعاف انا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشه سدرا والى كل خير سبيلا بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كانت كفايتنا امشي القاف حمايتنا فسيكفينا الله والامين سيدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره قدر عظيم اللهم انترنا بدعائك وعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الفضل والكرم يلا نang يلا نang يلا نang يلا defal ñu tawfiq lillahi barkat nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons donc de suivre très respectueusement le sermon de l'imam Alioune Moussa Samb, un sermon qui est revenu sur le sens et la signification de cette prière, de cette fête de l'Aïd el-Kébir, sermon donc qui nous a rappelé que cette fête, son symbole, c'est l'acte de sacrifice du prophète Ibrahim qui devait immoler, qui devait donc tuer son fils parce qu'il l'a vu en rêve, c'était une instruction. C'est par la suite que l'ange Gabriel lui a subrepticement amené un gros bélier qui remplaça naturellement son fils. Donc c'est le Tout-Puissant quand il le fait, comme l'a dit Imam, c'est pour juger et c'est pour voir combien Ibrahim était sincère. La sincérité donc d'Ibrahim était mise à l'épreuve et par la volonté de Dieu. Alors ce mouton-là est venu pour remplacer Ismaïl qui devait être tué par son père Ibrahim. Donc c'est des symboles de respect, de considération, de fidélité, de déférence, de soumission, mais aussi de subordination. C'est donc des qualités que nous a rappelé l'imam. L'imam rappelle aussi qu'il faut une entente parfaite dans notre pays. Il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'on évite les débats de bas étage, des débats stériles, ces polémiques qui ne font que niveler par le bas. L'imam nous demanda par la suite de sublimer le travail, de sublimer l'abnégation, d'enjoliver les rapports et d'éviter d'enjoliver ces rapports qui nous permettent alors d'éviter les pièges de l'argent, parce que l'argent est là, comme on le dit, khalis Satan, là, il faut éviter donc le piège, le pouvoir de l'argent.
L'imam également nous demande de mettre à profit ce jour de fête pour huiler nos relations, pour cultiver davantage cette entente, cette concorde et cet amour du prochain. Donc voilà, Ibrahima, des qualités que nous a rappelé l'imam qui a prié pour le gouvernement, pour le chef de l'État, parce que, dit-il, le succès de ce gouvernement-là, c'est le succès du Sénégal, et qu'il faut pour bien bénéficier de cette manne que le pétrole, le gaz et autres, il nous faut qu'en lame de fond cette cohésion-là. Et que là, c'est l'acte tant attendu également, le sacrifice d'Ibrahim qu'on est en train de perpétuer en immolant ces béliers de l'imam. Et il rappelait tout à l'heure, il faut qu'on fasse preuve de patience et ne pas immoler avant l'imam parce que ce serait autre chose, Ibrahima. day mel ni ne mbedd dañuy faral di wax naan boo rendee avant imam bi yow yàpp rek nga am kon nag day laaj patience boobu ni nga ko fàttalee ñëw nga ci vraiment sermon bu am solo bi nga xamante ni imam def na ko mu daal di ñëw ci poñ yu bëri ñëw ci ki nga xamante ni moo di yonent Yàlla Ibrahim nga xamante ni il fait partie des prophètes yi les mieux éprouvés de l'islam ndaxte nga am sa doom balaa nga koy am nga nekk ko nga am ay at yu bëri nga am doom boobu voilà donc président mu ngi nii di xaar imam daal di def sacrifice bi ngir mu def discours bi nga xamante ne moom lay amal saa su nekk gannaaw julli. discours ndokkeel la ak discours ziyaarent ak discours balonte ak ndax imam nag kon mi ngi nii incha allah xaar mi moom lañu lewetal noonu kon nag mboolem ñi nga xam ne ni ñoo fi jullee see nag am nañu sañ-sañu nag dem daa ko lewetal seen ab gàtt ni ñu koy baaxoo di defee itam nes tuuti incha allah njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye dina am bataaxal dina am kàddu yu ndokkeel kàddu yu siyaar kàddu yi balonte ak ni mu ko waxee woon itam ci korité tey mu doon duñuy jàpp lool mu ne ñi mu tooñ ak ñi mu tooñagul ñëpp loolu nag déggin bu kawe ndax ak tooñ mënta ñàkk ndax ab doomu aadama moo matadi te ay jaam lañu te loole nag bokk na ci xam ne lott nga ci ñàkk mën a tooñ ndeem nag ñàkk mën a tooñ moom ala kulli alil kenn mënu koo am kon nag fokk ñuy baamtu ak itam di sax li tubaab di wax anticiper di njalbeenu li nga xam ne dañ koo defagut ndax loolu day ngëneel loolu nag bokk na ci xam ne ku jiite itam ak ka ñu jiital ñu bokk itam ñoo bokk dëkk bi bokk réew mi bokk liggéey bi te ku nekk bëgg lu baax te lu baax jafe nañu bokk ca itam tàmbali ba te itam am ci yàqin am ci yéene am itam ak bëgg loolu rek moo am solo loolu dafa doon loo xam ne lu ma jàppoon la ci korité gi ñi ma tooñ ak ñi ma tooñagul ñëpp ndax ak tooñ munta ñàkk donte kenn du ko def ci tayef waaye nag mbin doomu aadama moom la suñu borom moo ñaaleel ak matadi kon nag bu ñu amee itam xam googu am ci yàqin jooju waaye itam am itam bëgg nekkat saa su ne ñuy jéggalu moo waral ñuy war di baamtu lool istixfaar ni ko imaam yi di waxee waaye suñu digganteeg doomu aadama itam luñ ci mën rek di tuuba ko jéggalu nag di toroxlu loolu suñu borom mi nga xam ne moo sàkk doomu aadama sàkku ñi itam te lu mbind yëpp moo gën cee fonk doomu aadama mën nañoo defal tawfeex ci lu rek te ni nga ko waxee noonu ñàkk motadi boobu j'espère que ne ci sermon am sax imaam bi dellu si na si ak suñu maam yonent Yàlla Ibrahim bi nga xamante ne bi mu nekkee ci yoonu tarbiyu boobu nga xamante ne mu ngi doon wër dëgg-dëgg boromam ndax moom dafa teel a jeex si boromam lu génn rek mu ne xaasaara bi lu génn rek biddéew bi mu ne xaasaara bi lii xaasaara bi bu mu demee nag ba gis ne lépp fenk na mu ne dëgg-dëgg ki amal lii yëpp mooy suñu borom kon nag comme ni nga ko waxee rek président mu ngi naan ñi ma tooñ ak ñi ma tooñagul kon loolu da ngay gis ne même ci marketing social bu lay jàngal les différentes étapes de changement de comportement man fa la may yóbbu c'est-à-dire prise de conscience bi nga xamante ne yow xam nga ne moto